Modou Sall Diop donc nekk responsable politique dëkk fii Bambilor donc nekk responsable APR donc di liggéey avec le président Macky Sall donc nekk aussi responsable au village de Bambilor. Alors tey dañu ñëwoon ma ànd ak sama collaborateurs yi ñu ñëw nemmeeku ci marché Bambilor bu bees bi nga xam ni ci fan yi passé rek lañ ko inauguré. Alors bu ñuy ñëw ñaari mbir moo ñu tax a jóg bi ci njëkk mooy dañu ñëwoon masawu suñu jigéen ñi ak suñu yaay ñi xam ne tey ñoom ñooy jaay ci marché bi masawu leen ndax yëg nañ coono ak fitna yi nga xam ne moom la leen maire ak équipe am teg avant inauguration ak après inauguration bi parce que yëg nañ ni marché bu njëkk ba sax bi ñu leen toxalee andi leen fii y a même pas eu de préavis maanaam femmes yi waxuñu leen ni leen ku nekk bis sangam boo jëlul sa bagage nañ ko jël dem tuuri ko dañu xëy gis benn camion bu garé seen table yi ñu fa bàyyi yëpp ñu roñ ko dem sànni si àll ba alors que ces braves femmes là koo fi gis fii tey kër la yor famille la yor alors si bu fekkee tey ñoom dañ leen wax ni tey du ngeen jaay ajuma est-ce que maire bi moo leen di jox dépense ajuma est-ce que aussi le consommateur de Bambilor bu ma nee Bambilor nag commune Bambilor moo tax may wax bu ñu nee marché bi dañ koy tëj ajuma est-ce que loolu dafay teg ne ajuma kenn warul lekk à Bambilor parce que nit ñi pour ñu lekk aussi il faut ñu ñëw dugg si bu fekkee ni moom maire yàlla may na ko kattan ak koom boo xam ne moom mën a dugal soxnaam lu mat semaine wala mu dugg soxnaam dugg lu war a mat 1 mois mais am na ñoo xam ni au jour le jour la ñuy dund dañuy ñëw fii daxante ko fii am fi dara dem daw yóbbu kër ga mu lekk mu jeex bu soo ñu xeet kooku boo toogee tey ngeen ko ajjuma kenn du fa jaay mais je pense que là il y a un problème te aussi li nga xam ni tamit naxaru nañ ko lool mooy ni ko femme bi dañ leen teg fitna ba fi mu nekk nii amatuñu àndatuñu seen sago inauguration bi xëy na ñoom bëggoon nañ mbooloo moo tax il paraît que 500 bâches lañ defar alors que fii ñun bi ñu visité place yi passé wul 240 peut-être 241 places donc ils ont confectionné 2 fois plus de bâches kon loolu li ñu ci jublu woon mooy seen inauguration am mbooloo parce que bu ñu defee 500 bâches jox ko famille ni leen ku ñëwul doo am place mais ñoom ñi nga xam ne loolu rek lañ yaakaar pour dund mais dañuy ñëw fekk si ko donc ñu filmer leen wax ni way maire bi tey mbooloom fees na Bambilor ko feesal mais du noonu parce que dañu chantage nit ñi élection kenn du ko gagné noonu voilà donc je demande que aujourd'hui ces femmes là ñu bàyyi leen ñu liggéey avec quiétude parce que kenn mayu leen kenn saraxu leen marché bi xaalis bi ñu ko tabaxee xaalisu askan bi la du xaalisu Ndiène Diop du xaalisu Moussa Diop du xaalisu kenn xaalisu askan bi la te aussi fii lay jóge ci ñoom parce que ñoom ñii ñëpp ku ci nekk boo xëyee bala ngay wàcc da ngay fay juuti léegi nag li ma constaté te am ci déception bu rëy mooy ni que marché bi yeggul liggéeyu marché bi inauguré nañ ko mais marché bi yeggul parce que marché boo ko waxee marché ERP la ERP ci tubaab mooy établissement devant recevoir du public loolu nag dafa am ay conditions yoo xam ni ci wàllu sécurité ci wàllu cet ak ci wàllu commodité dañ ko imposer képp koo xam ne da nga ko war a tabax parce que doomu aadama ba kanam dafa nekk loo xam ni dafa nekk lu sacré ba kenn waru ko foye te ku nekk yëg nañu jamono yi li fi nekk ci ay marché yu lakk à travers le Sénégal kenn xamul lu mu toll bi ci mujj mooy Touba ñaata millions la fa commerçant yi ñàkk alhamdulilah sax ba fa nit ñàkkul ba kanam mais donc loolu bu fekkee yow yaa ngi koy gis di ko dégg da nga war booy tabax da nga am budget boo xam ni ëpp na milliard 1 milliard 400 da nga war a booy tabax lépp nga jël ko en compte en termes de sécurité et de sûreté tey jii fii man bi ma ñëwee li ma jëkk a seetlu mooy gis naa ni amul instincteur boo ko déggee mooy mbandu yu xonk yooyu xam ni bu fenn tàkkee mën nañ ko jël pompe ko ci léegi mu daal di fay gisuma ko ci biir marché bi gisuma tamit li ñuy tuddee bouche d'incendie parce que bouche d'incendie dafay nekk genre tuyau boo xam ni dafay nekk waroo nekk ci biir marché bi ñu tëj ko loolu moo tax marché bu tàkkee bu amee daay ci marché bu sapeur pompier jógee fu mel ni Tëngéej parce que ñun suñu sapeur pompier Tëngéej lay jóge tey kenn ñaanu ko yàlla mais booy liggéey da ngay liggéey lu mën a am da ngay soraale lu ñëwul mais tey marché détaillé marché bi bu tàkkoon tey bu sapeur pompier jógee Tëngéej andi benn mbandu ndox bu sottee mband bi bu mband bi jeexee day dowaat ba Tëngéej pour soli mband mi alors que donc ci construction moderne dañu la booy liggéey ci jamono bi ñu toll da ngay def lu ñuy wax bouche d'incendie da nga fay def benn tuyau SONES boo xam ne dañ koy tëj loolu lay jëriñ
ñooñ bis bu sapeur ñëwee bu sottee seen mbànd ba mbànd bi jeex du ñu dem fenn dañuy jëlaat seen raakool branché ko foofu fay loolu daal di dem seen yoon mais loolu defu ko fii. ensuite marché dafa war a nekk loo xam ni dafa set mais tey ñi ma waxtaanal fii dañu ñoom ni ñu bàyyi woon marché bi dem bi ñu ñaatee noonu lañ ko fekk alors ku nekk xam na ni maire li mu fay ci ay agent fii ci commune bi ci suñu xaalis ñu ngi fay agent yoo xam ni dañuy xëy suba ngoon du ñu def dara wala ña say def dara xëy na dañuy nekk di ko tagg ci Facebook wala képp koo xam ne nii tey contre nga maire ñu taxaw di la xas Facebook wala ñu la saaga Facebook mais ñooñu ñuy fay ñu koy jël di ko yóbbu seen askan wala ñuy toog seen kër ñu leen di fay ñooñu li ñu war a def mooy dañu war a ñëw fii pour entretien marché bi bu famille liggéey ba wàcc ñoom ñu bale marché bi moom set man fi ma jëkkal liggéey suma àdduna si ab marché la marché central au poisson fa la amoon bureau mais marché boobu 14 heures lañ doon wàcc mais bu ñu wàccee 14 heures boo fa ñëwee 14 heures 30 da ngay defe ni marché bi tey jii dañ koy soog a inauguré day set wecc ndax dañ koy raxas ba mu set donc ñi nga xam ne tey ñu ngi leen bàyyi fële di leen fay xaalis askan bi ñooñu dañu war a indi fii taxawaay bi ñu nekk ci maire bi ñu bàyyi ko bu femme yi wàccee ñu bale fii ba mu set faweere ko ba mu set mais loolu aussi dañ ci war a def tamit ay canaux yoo xam ni tey femmes yi waas parce que ku waas ndox di nga am ndox bu déchet ku waas jën da nga am ndox boo xam ne déchet la ndox boobu nag da nga ko war a tuur ci benn canal boobu da nga war a fii gas fi benn bassin boo xam ni tey boo tuuree day dem directement ci bassin bu demee ba fees nga dem fay camion sital mu ñëw manque ko yóbbu kon liggéey xam-xam moo koy def mais bu amul xam-xam mënoo liggéey da ngay jël xaalisu askan bi yàq ko parce que lii man dama jàpp ni yàq la n'est-ce pas tey ji boo gisee feer yi nga xam ne moom lay liggéey marché bi mais c'est des fers de 10 mu ngi nii yéen a ngi koy gis ni kii bu nee da si bëgg a teg dara mais kon dafa mel dafa jaay bakkan ñu fi nekk yaa ngi voilà incha allah donc le problème qui se pose mooy tey jii même côté sécurité aussi on va parler même des normes sécuritaires parce que un marché aussi boo koy liggéey aussi ñun ñëpp yàlla may ñu mën a am suñuy tànk am na ñoo xam ne ay handicapé lañ ñooñu tamit da nga leen waroon préparer ay rampe yoo xam ni tey ku ci ñëw sax boo yoree pousse-pousse sax kenn du la dimbali da nga ñëw ci rampe bi nga jaar pousse-pousse parce que loolu mooy modernité adduna da ngay méngoo ak jamono bu fekkee da ngay liggéey xam-xam ngay liggéey méngoo ak jamono xaalisu askan bi boo koy dugal da nga ko war a liggéey foo xam ni ku fa gis ne akasa mais li ma gis fii tappale la caaxaan la il faut ñu wax ñu donc xaalis bi ñu wax ni moom lañ ci nar a def fan lañ ko dugal parce que man fii jàpp naa ni li ñu wax ni moom lañ fi def dugaluñu ko fi parce que xaalis bi yeggul toilette yi nga gis nii marché bu ñu inauguré même pas 3 semaines nga dem fekk buntu toilette yi dajeeku toilette yi amul ndox mais c'est pas sérieux lii xaalisu askan boo ko jëlee di ko dugal da nga ko war a dugal fu leer nañ parce que yow tey bu la ko nit ñi laalu suba boo dee sa borom na la ko laaj kon tey je pense que war nañ aussi xoolaat fi nga xam ne tey fa lañ def marché bi parce que marché nga ñëw samp ko ci wetu juma samp ko ci wetu maternité fi famille di muccee nga ñëw samp ko ci wetu case des tout-petits xale yi soog a dugg école samp ko ci wetu école primaire samp ko ci wetu jàkkee këri kaw je pense que foofu du c'est pas approprié pour un marché du foofu nga ko war a def parce que tey jii c'est sûr et certain que dans quelques jours di nga gis camion publicité ñëw fi di gaare di def ay sono yoo xam ne ay décibels yu bëri lay nekk boobaa kenn mënut a jaamu fi yàlla ñu ngi leen di wax ni leen marché bi da ngeen koy tëj àjjuma mais l'islam waxul ni àjjuma rek la ñu war a jaamu yàlla jullit bi 5 fois la ko war a def et tous les jours kon bu fekkee àjjuma dañu war a tëj parce que dañuy julli juma kon chaque jour dañ ko war a tëj parce que jullit bi du àjjuma kese la war a julli dañuy julli tous les jours n'est-ce pas donc je crois que donc vraiment loolu mooy li nga xam ne vraiment moom lañ bëggoon wax vraiment di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di sant femmes yi di leen encourager aussi di leen masso tamit ci pression bi nga xam ne tamit ñu ngi leen koy teg ay boo àndul ak man doo am place boo àndul ak man doo def lii boo ñëwul mobiliser ma doo am place yooyu yëpp mu nekk affaire yu doy waar yoo xam ni ñoom muñ nañ ko mais ay jigéen ñu am fulla lañ parce que ñoom li ñu wax sànq mooy ni que ñun luñ ñu mën a chantage ñun fa ñu féete xam nañ ko donc je pense que loolu c'est un haut sens de la responsabilité vraiment ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm di santaat encore vraiment équipe bi ma àndal suma collaborateurs yi vraiment di sant aussi vraiment les journalistes ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñu gunge ci visite bi di leen joxaat rendez-vous vraiment dans les plus brefs délais pour que vraiment parce que ñun suñu liggéey yëpp
taxawu askan bi moo ñu ñor moo tax fépp foo xam ne yaakaar nañ ne askan bi soxla nañu fa ek war nañ fa dem ñun dañuy jël suñu responsabilité fekk fa askan bi waxtaan ak ñoom la ñuy jàpp ne war nañ ko def ngir seen njëriñ ñu def ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.